bagam jaar na université comme ñeneen ñi waaye jóge na fi aussi dem bitim réew dem ci université bu Bruxelles dem na université aussi bu Montréal ca Canada ko defee kon jaar na foofu ak feneen ci wàllu formation nag kenn du ko wax ndax ñun ñi toog ci wetam sunu sëriñu daara la woon ndax formé nañu moo nu yoroon psychologie ca foofu ñuy tuddee FASTEF mu mel ni nag kon docteur ñi fi teew ñooy mbokk yi nga xamante ni si ñoo fas yéene déglu c'est exposé am na ñeneen ñoo xamante ni si kenn du leen mën a lim ndax ñu ngi ci biti ci biir réew mi ñu organiser ay séances yoo xamante ni si ñu toog yow rek la ñuy déglu ci monde bi aussi à travers partout ñëpp ñu ngi connecté wu ci kii bi def naa ni loolu sax di nga ci dugg ñu ngi lay déglu fa tabarakallahu loolu ci jox rek ñu jariñoo ko kon su ko defee ñu ngi lay bàyyee kaddu gi wax dëgg yàlla di la sant bu baax di la gërëm ci turu comité bi nga xam ne ñoo organisé lii te Serigne Moustapha Sy teg mbir mi ci seen loxo ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ndax it xam na ni xat nga torop waaye lépp nga bàyyi pour mën a teew def si lu lii kon ñu ngi la ciy sant bu baax kon ñu jox la kàddu gi di la wax rek bismillah. jërëjëf Cheikh Sarr asalaamaaleykum mbooloo bi nuyoo naa leen sant leen monsieur Sarr maa ngi lay gërëm ci présentation bi nga def te balaa may tàmbali ma daal di ne man tukulóor bi nga xam ne xëy na olof bi leerul noonu yëpp ngeen baal ma ci loolu jéggal ma ci loolu tukulóor la sama olof dafa leerul noonu yëpp naa débrouillé wu nag fexe nag ba wax xëy na du demee ni nga ko defee ni léegi mais dinaa fexe thème bi nga xam ni bi nga junj léegi ci li ñuy wax ni technologie de l'information muy xarañ yu bees yi ordinateur bi nekk fii ak mbirum éducation thème bi nga xam ni ñun pays africains yi ñun li mel ni Sénégal pays yu mel ni Sénégal tey su fekkee ni fu nekk ñu ngi koy wax ñu ngi wax nouvelle technologie yi ñu ngi koy bërale ci lu bare c'est-à-dire di ko méngale si lu bare tey ñu ni nouvelle technologie ak santé suba ñu ni nouvelle technologie ak éducation ginnaaw suba ñu wax nouvelle technologie ak développement genre bale neen yeneen thème parce que fa xalaat nañ ni que nouvelle technologie tey ci li ñuy wax ni développement de l'économie des savoirs nouvelle technologie dañ cee participer tey ci monde occidental bi su fekkee ni am na ay différence réew ak réew nouvelle technologie bokk na ci li nga xam ni indi na différence yi te loolu def na ni ba nga xam ni Sénégal tamit fii ci pays africains yi muy Sénégal idée boobu mu ngi law te di wone ni que réew yi nga xam ni tey gagné wuñu pari nouvelle technologie yi fexe wuñu ba dugal ko ci biir njàng mi ba utiliser ko ba nga xam ni ñu réew yi mën a accéder li ñuy wax ne économie des savoirs dana jafe que développement am ci réew yooyu cependant su fekkee ni importance boobu mën nañ ko toucher du doigt c'est-à-dire que joxoñ ko nee ni nouvelle technologie tey important na ci li ñuy def suñu développement réew suñu xoolee nag suñu école yi muy depuis ci daara yu ndaw yi ba université jàll ci li ñuy wax ni classe d'alphabétisation yi jaar ci daara yi ki mel noonu suñu xoolee ni misère bi c'est-à-dire néewal bi ñu jox ak priorité yi nga xam ni moo am ci éducation ba nga xam ni ci priorité yi daañu wax ni que par exemple tey naka la ñuy def pour financer éducation bi naka la ñuy def par exemple pour ñëpp ñu mën a jot ci éducation bi temps yi ñu ngi xool ni xale yi nga xam ni xëy na dañuy jàng ñaari at ñetti at parce que seen waajur am na ay problèmes yi ñu confronté wu ci difficulté Sénégal difficulté monde bi ni mu mel ñu daal di ne nii que
tey priorité bi du ma daal di jël xale bi def ko 6 ans bàyyi ko ci biir école mais naa ko bàyyi mu dem ci mbedd ma jaayi mbaa mu dem defi leneen loolu yëpp priorité ñu ngi fa te technologie moo di investissement bu diis la école bi nga xam ni tey téere manqué na fa enseignant bi amul salaire bu mot ñu ngi ñett ci benn table soo demee géej waaye nga fekk 100 élèves nekk ñeneen ñi sax jotuñu sax am mënuñu sax dugg ci biir classe yi ñeneen ñu ngi leen isolé feneen ñu wax ni par exemple ay forme alternative ay daara la et cetera amuñu droit bu dugg ci éducation bi bëgg naa ubbi benn daara mais joxuñu ma moyen awuma financement pour ubbi ko am nay priorité ci biir état ci biir réew mi suñu waxee ne nag léegi nga xool investissement nouvelle technologie yi coût bi ñu am da ngay nee ni lii de xëy na li président di wax rek nañu def technologie nañu développer technologie comme ni mu koy waxee ni ci NEPAD mais wante priorité bi du xëy na du nouvelle technologie ñun nag li ñuy wax ñun éducateurs yi enseignants yi bu ñuy nee ni tey su fekkee ni Sénégal suñu réew yi par exemple ñu ngi toll fenn fi nga xam ni ci développement seen économie développement seen éducation dafa tuuti nouvelle technologie mën na nekk li nga xam ni lu leen di permettre développement bi gën a amélioré wu de sorte que ni ma koy mën a waxee ni xëy na après nga résumé ko nouvelle technologie yi mën na nekk li ñuy wax ni ay moyens ay jumtuwaay par exemple pour développement économique et social donc li nga xam ni suba luy différencier état yi li ñuy wax ni développement économique li ñuy wax ni compétitivité mooy di développement ressources humaines yi et développer ressources humaines yi nouvelle technologie yi bokk na ci li ñuy wax ni moyen de requalification de nos systèmes éducatifs et chercheurs yu bare recherche yu bare yi ñuy def ni wane ni que nouvelle technologie yi mën na transformer suñu système éducatif bi te su fekkee ni suñu réew yi développé wuñu nouvelle technologie lii am mooy différence bi gap bi am entre société yi nga xam ni ñoo nekk nord gànnaar loolu la def naa di ak société yi nga xam ne ñu nekk ci suuf ñi wax ni pays africains yi wala pays asiatiques yi nekk ci suuf écart de développement bi dafay gën a yokk day gën a yokk rek day gën a law rek di yaatu nouvelle technologie yi nag mën na permettre ñun ñu daal di utiliser li ñuy wax ni ay pont yi moom mooy nouvelle technologie retard bi ñu amoon mën nañ ko gagner avec nouvelle technologie yi loolu moo tax war nañu fexe teel ko duggal ci suñu biir école ñu duggal ko ci biir école loolu moom mooy permettre ni que suba nouvelle technologie yooyu ñu daal di law suñu lawee ñu daal di permettre ni suñu école bi ñu changer ko ni ñuy jàngalee ñu changer ko ni xale bi di jàngee également ñu mën a changer loolu moo tax loolu mooy en guise d'introduction noonu laa bëggoon wax te changement yooyu ñuy xaar ci nouvelle technologie yi mën nañ koo gis ci éducation de manière générale mën nañ koo gis également changement yooyu ci biir ni ñuy jàngalee mën nañ koo gis également ci ni ñuy jàngee c'est-à-dire ni ñuy wax ni par exemple apprentissage bi mais également ci enseignement bi mais mën nañ ko gis également ci éducation de manière générale d'abord ci éducation de manière générale moo di que nouvelle technologie yi dafa indi ci mbirumu jàngale li ñuy wax ni mën a wax ni révolution numérique bi moo di que am na ay lu war a mot junni at su ko weesee tuuti li ñuy wax ni moyen âge ay booru 1492 parce que ba
li ñuy wax ni invention de l'imprimerie ak Gutenberg li amoon ba boobu moo di que suñu culture bi li ko caractérisé woon mooy li ñuy wax ni que culture de l'oralité la woon, c'est-à-dire que xam-xam bi mu ngi doon wasaaroo ci par kaddu, ay kaddu ci kaddu la doon awee, c'est-à-dire que pour jottali ko jël kaddu xam-xam bi keneen jot ci par kaddu la woon te bu muy am ba boobu moyens yi ñu doon utiliser moo doon ci njàngale moo doon xool ak déglu, mooy ci éducation de l'oralité. soo bëggee jàngale da ngay ne xoolal li may def déglu li mu lay wax, mais bi ñu indee écriture inventé écriture c'est-à-dire imprimerie bi ñu inventé imprimerie dañu di dafa am benn rupture, ñu daal di dugg ci beneen monde bu bees bi ñu dugg mooy monde de l'écrit, li ñuy wax ni civilisation de l'écrit. xam-xam bi biñ ko demee ba bind ko ci ay téere yi loolu moo di que xam-xam bi nit ki moomatu ko parce que dafay wasaar su nekkee ci téere kenn moomatu ko parce que ba léegi ba boobu su ma bëggee xam dara il faut que ma dem seeti monsieur Sarr ma tax nekk fa sa wet ma déglu la ma xool la, mais suñu demee ba bind ko ci ay téere à ce moment lenn li nga xam ni war naa ko développer mooy ma xam ma mën a lire ma mën a bind. su ma mënee lire soxlootuma dem ci suma sëriñ bi nee ko pour wut ci xam-xam damay dem ci téere yi directement. école bi ñu xam ni tey foofu la cosaanoo origine école ci li ñuy wax ni scola, li latin yi di wax scola, foofu la cosaanoo mooy bi écriture bi buñ ko imprimer ba ñu inventé livre foofu la nit yi commencé dajoo noonu. Ensuite autour du livre ñu commencé di jàng biñ koy def suñu rapport li ñuy wax ni suñu rapport ak xam-xam dafa changé. Nit nag rapport bi mu am relation bi mu am ak xam-xam su wëlbati ko su changé rek ni ngay transmettre ni ngay joxe xam-xam bi aussi dafay changé. loolu moo tax benn bi écriture yi biñ ko imprimé révolution am ci njàngale ñu daal di quitter li ñuy wax nii la civilisation de l'oralité fi nga xam ni transmission des savoirs dafa nekkoon transmission orale ñu daal di passer à une transmission écrite ba nga xam ni source de savoir yëpp ci téere lay doon te boobu su la jàngalee ni ngay yeggee ci téere bi ni ngay liire rek yow da ngay dem yegg ci xam-xam bi soxlatoo jaar ci du et cetera loolu nag moo wéy ba at yi passé ci année 1900 jëm 1958 jëm 1960 parce que humanité bi monde bi dafa am beneen jumtukaay bi nga xam ni ba ñu inventé parce que ba boobu jumtuwaay yi ñu doon am yépp mooy li tubaab di wax ay prolongement ak amplification suñu organes yi la c'est-à-dire loxo bi la ñuy yokk doole bi wala ñu gën ko guddal tànk bi ñu yokk doole bi ñu gën ko guddal imiter ko muy oto et cetera wala bët bi pour xool ñu prolonger ko imiter ko muy lunette yi mooy topp microscope et cetera donc outil yëpp ay prolongement la woon organes yi la woon mais ci année 1990 yi beneen yàlla daf ñoo may beneen xam-xam au lieu que ñu prolonger suñu organe vers 1960 prolongement bi am première fois mooy prolongement cerveau bi yuur bi c'était la première fois ñuy prolonger ñu yokk xam-xam kii boobu la ñu inventé ay ordinateur rek jumtukaay yu bees yooyu parce que ordinateur du dara machine bi nga xam ni loolu nit di def di calculer
daf ko gën a yokk ko ay milliards de fois capacité enregistrement mémorisé jàpp bi ñu amoon moom la ordinateur bi di imiter yokk ko donc cerveau bi ak opération yu cerveau bi doon def loolu la nit ñi daal di imiter prolonger augmenter renforcer biñ ko defee il va sans dire que biñ ko defee xam-xam aussi suñu relation xam-xam dafay changer te relation ne woon naa ni sànq relation ak xam-xam su changer rek ni ñu koy jottalee aussi dafay changer loolu moo tax xam-xam bi nga xam ni léegi nekkatul ci bopp nit yi mu ngi ci internet bi man mii doon maître nga xam ni pour nga xam dara il faut nga jaar ci man wala nga jaar ci téere nga jox ma ijjo bi nga jaar ci téere bi tey soxlatoo jaar ci man ubbil internet xam-xam boo bëgg mu nga fa xam-xam bi gën a lew bi gën a bon loolu moo tax am na ci chercheurs yi ne internet bi c'est-à-dire xam-xam yu bees yi xarala yu bees yi mbedd la mbedd lu nekk nga fay fekk su fekkee ni nag léegi xale bi kiy jàng depuis ci préscolaire bi ba université léegi mu ngi ci mbedd ma suñu doom yëpp ñu ngi ci mbedd ma parce que ñoom ñëpp ñu ngi ci internet ku newul internet ci biir kër ga mu ngi ci internet ci cyber ba mu ngi ci mbedd ma loolu nag su fekkee ni ñu ngi ci mbedd ma ñu leen di tàggatee ñu leen di orienté organiser ku nekk ci mbedd il faut que mu am ki nga xam ne yeneen façon ni ñu koy encadré ni ñu koy tàggatee ni ñu koy toppee loolu moo tax tamit ni ñu doon jàngale dafay changé rôle enseignant bi dafay changé ni xale bi doon jànge dafay changé loolu moo tax ñu dugg ci beneen monde beneen civilisation beneen culture mooy la civilisation du numérique moo indi yeneen comportement ci xale yi indi yeneen comportement yi nga xam ni ñun ñii di jàngale il faut que aussi ñu am yeneen comportement yeneen attitude parce que suñu changé wul daañu dem ba nga xam ni xale bi nekk ci mbedd bi moo koy yar moo koy tegtee moo koy lépp ba nga xam ni ñun dootuñu am maîtrise ñoom dootuñu am prise ñoom loolu moo tax njàngam léegi yëpp dafa changé tey ñu nekk pays africain yi fii ci sud bi ñu nekk au nord tey daf am ay défis yi nga xam ni moom moo interpellé monde éducation bi suñu waxee loolu ba pare loolu ci mbirum éducation de manière générale mais su fekkee ni yaa ngi jël côté enseignant bi rek là également nouvelle technologie yi am na li nga xam ni ay soppi yi nga xam ni yi mu ci dugal nouveauté yi mu ci dugal impact bi mu am moo di ci ni ñuy former enseignants yi ak ni ñu leen di perfectionner ma joxe exemple tey au Sénégal depuis pratiquement alternance bi mu amee ñu ngi gis avant même parce que ci volontaire yi la commencé ñu ngi gis ay recrutement massif enseignants yi dañ leen di recruter sans ñu former leen duñu jaar ci EFI duñu jaar ci école normale yi duñu jaar ci structure de formation dañ leen di recruter directement ñuy dem enseigner te tey sur les 75 000 enseignants yi ñu am presque aujourd'hui les 42% amuñu benn formation ñun école bi yooyu amee at yi passé ñu daal di ñu wax ni banque mondiale ne nan ngeen di fexe ba former enseignants yooyu muy vacataires yi volontaires yi sans formation nekk ci terrain bi mënuñu jël plus de 16 000 enseignants ñu ni dañ leen di école normale su fekkee ni ay professeurs ça faisait presque dans l'ordre de 8200 professeurs ñu ngi ci biir lycée yi collège yi formé wuñ leen mun ñu leen indi FASTEF ñu formé leen mais xarala yu bees yi moom la ñu daal di utiliser ci li ñuy wax ni FAD formation à distance parce que dañoo gis ni que
muy Afrique muy suñu pays yi enseignants yu bari amuñu formation te bëgg leen jëlee fi ñuy jàngalee daal di leen yóbbu ci lu mel ni ay écoles yi di former doo ko am foo koy defee te ensuite économiquement c'est pas viable loolu moo tax important li gën a viable moo di que fekk leen fi ñu nekk nga former leen naka la kon nañuy defee moom mooy ñu utiliser nouvelle technologie ce qui fait que chaque année fi ñu nekk nii ba tey FASTEF enseignants yi nekk am nay enseignants yu nekk Fongolimbi bi ñu ngi suivre ay cours fii ci école normale à distance 2000 enseignants mun ñu koon former mun ñu leen former mais ñu ngi suivre cours yi à distance man sama bopp dañuy former ay inspecteurs nigériens ay inspecteurs gabonais am na ay inspecteurs nigériens ñu formé daaw ñu affecté kenn ki mu nekk inspecteur départemental bu Zinder benn région bu foofu mu am colloque séminaire ay formation muy formé seen ay enseignants sama bureau ordinateur bi Skype benn jumtukaay bu ñuy wax Skype vidéo projecteur maa nga toog sama bureau fii ci Dakar ma participer ci atelier ba bi am Zender ak jumtukaay yu bees yooyu ensuite ma defal leen cours envoyé leen cours bi ñu tiiree ko sama kanam may seet parce que ñu ngi may projeté ci écran ba donc su fekkee ni tey nouvelle technologie seen impact bi sur formation tey suñu pays africains yi mën nañu former suñu enseignants yi maa ngi nekk ci audience bi nga xam ni ay collègues arabisants yu bare ngi fi tey ay jumtukaay la li ñuy wax ni modernisation des daara tey su fekkee ni bëgg nañu moderniser daara yi daal di former parce que loolu lay prioriser parce que tey temps yi yëpp maa ngi travailler ci loolu ci ak waa inspection des daara mbama ne leen ni que tey idéal bi mooy fekk à court terme mettre sëñ daara bi nga xam ni alxuraan rek lay jàngale ak sëñ daara bi nga xam ni arabe lay jàngale ak sëñ daara bi nga xam ni day jàngale français muy père franco d'arabe bi war nañu dem processus progressivement ba mu nekk benn jàngalekat rek au lieu que mu am benn jàngalekat moom mooy jàngale rek alxuraan keneen kii mooy jàngale rek arabe keneen kii français rek lay jàng muy ñetti jàngalekat ci benn classe cours bi dafay rëy suñu bëggee moderniser daara yi il faut que ñu fexe benn enseignant bi muy def ñetti enseignement yooyu mais pour def ko il faut que ñu former leen naka la leen di former à distance bi formation à distance mën na nekk benn outil tey foo dem Sénégal même su fekkee ni courant amu fa mën nañu fexe dem ci chef-lieu de temps en temps ñu def ay regroupement dem ci chef-lieu de arrondissement wala département ba ñu mën a regrouper wu ñu defal leen benn salle au moins ñeenti ordinateur fi ñu nekk ñu branché ko ñu am na yenn formation yi nga xam ni kii mën na taxaw Fatick inspection d'académie Fatick former ay enseignants yu nekk Fongolimbi bi former leen et am na organisation bi nga xam ni su ko defee am ay pairs ay répétiteurs yi nga xam ne ñu ngi à Kédougou ñu ngi saare ya et cetera benn par benn ci gox bu nekk ñooñu de temps en temps mu dajale leen par exemple en Fatick li ci des mu utiliser nouvelle technologie ci 1 an 2 ans mën na former maître daara yooyu yëpp mën na leen former te su fekkoon ne dañ leen bëggoon regrouper institut islamique wala beneen école duñ ko mën a def donc dans la formation nouvelle technologie yi am nañ ci impact am nañ impact également ci pratique c'est-à-dire que ni ñuy jàngalee wax naa julli naa ko sànq parce que xam-xam bi su changé rek ni ngay transmettre xam-xam bi aussi dafay changé beneen impact bi mooy léegi ci li ñuy wax ni apprentissage c'est-à-dire ci mbirum kiy jàng ak kiy jàngale li caractériser tey suñu école wax naa ko sànq nee naa ni am na ay priorité financement mais priorité yi moom mooy que tey école su ubbee
en dehors li ñuy wax ni cahier yi soo leen defee facture yooyu ñuy joxe ordonnance yooyu ñuy joxe fourniture soo leen génnee biig yeeg crayon yeeg mel noonu li ci gën a coûter li ci gën a coûter cher mooy livre yi soo leen def attention livre yi gën a cher livre bi gën a tuuti 5000 francs 6000 francs loolu la ñeenti livre ci benn élève rek soo yoree juróomi élève sa biir classe da ngay xool sa kër xoolal ñaata lay doon kay yi cherul cher la mais cherul mais livre yi ñoo cher parce que lu manqué tey suñu école moom mooy jumtukaay yooyu livre li ñuy wax ni documentation maître bi professeur bi amul documentation élève bi aussi amul documentation nouvelle technologie par possibilité bi ñuy offrir parce que ci net bi document boo soxla tey nga fekk ko fa xale bi muy jàngalekat bi ku nekk am na aujourd'hui moyen possibilité aujourd'hui ci li ñuy wax ni rareté ressource documentaire léegi ñu mun ko dépasser enseignant bi jot documentation bi mu soxla ensuite documentation bi nga xam ne bi gën a bees lu tax ma wax loolu parce que xam-xam bi dafay soppeeku bu gaaw te suñ ko bindee ci téere dafay figé wu ci téere bi c'est-à-dire dafay yàgg mun ñu par exemple wax ni at bu nekk weer bu nekk ñu changé téere yi soo leen ñi nga xam ne jot nañu ñiy jàngale tey ku leen laaj tey ñaata région ñaata département moo am Sénégal ñaata communauté rurale moo am ci Sénégal kenn mënu ko wax parce que bés bu nekk mu changé amul benn téere bi nga xam ne bu ko mën a suivre ak benn téere mënu ko suivre mais ci net bi soo demee da nga gis xëy na léegi communauté rurale bu bees am na parce que am na communauté rurale fale et cetera donc li ñuy wax ni renouvellement savoir bi pour mun ko topp nouvelle technologie mën na ko permettre te alors que ñun li ñu caractériser suñu éducation moo di que jumtukaay yooyu amul te même su amee pour ñu mun ko changer renouveler ko dafay yéex nouvelle technologie dana permettre donc nit ki muy jàngalekat bi muy kiy jàng mu mën a accéder ci nouvelle technologie yi gën a bees en plus de ça beneen avantage bi nga xam ni am na mooy que démb neewoon naa ne bi ñu nekkee ci civilisation oralité li ñu doon laaj ci njàngaan wi moo doon na mën a déglu na mën a xool bi ñu demee ci civilisation écrit yeneen opération lañ doon viser yeneen opération mentale yooyu ñu doon laajte moo di essentiellement mën lire mooy mën a analyser mooy temps bu mooy mën analyser ràññee lire mën a ràññee opération intellectuelle bi nga xam ni enseignants yi doon ko développé ci école bi yëpp ci loolu lañ ko tabaxee mooy xale bi da nga koy jàngal mu mën a ràññee su mënee ràññee en ce moment nag mën na jot ci information mais avec nouvelle technologie yeneen capacité mooy dugg li caractériser ressource nouvelle technologie moo di que dañoo bare nee naa ñu sànq internet mbedd la dañoo bare information yi connaissance yi dafa bare te type connaissance bu nekk am na loolu moo tax yeneen capacité yu bees yi nga xam ni yu muy développé ci xale bi moo di que xale bi tey dafa war a développé li ñuy wax ni l'aptitude à aller à l'information loolu moo tax même li ñuy wax ni lecture lire dafa changé lire tey moo di que ci connaissance yu bari yooyu nekk internet nga tette xale bi mu mun a ràññee connaissance bu baax ak bu baaxul bi mu mun a rapporter information bi mu mun ko traiter te mu mun ko communiquer loolu moo tax